conditions yi ñuy organiser waxtaan yi depuis quelque temps ñëpp xam nañ ni problème mu jàngoro ji ne ci dëkk bi moo tax mënuñu ko def nañ ko daan defee waaye amoon nañu yéene am lu ñu partagé ak suñu mbokk presse bi yégal nañ leen ko teew si nañu ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay di nuyu sénégalais yëpp nga xam ne ñu ngi seetaan peut-être ñenn ñi ci direct yi ñiy def ci live yi ñenn ñi dinañ ko dabu moo xam ci internet moo xam ci télé wala ci rajo yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm it di leen ñaanal di ko ñaanal suñu bopp di ko ñaanal àdduna bi yépp yàlla yokk tawféex te jëlee fi jàngoro ji nga xam ne xawoon naa lëmbe xel yi di fas yéene waxtaan ci lu gàtt ci yi nga xam ne moom Birame Souleye introduire na ko léegi mooy ci ñaar ba ñett ba ñeenti poñ nañu waxtaan ak yéen ci ay activités yi nga xam ne ay activités citoyennes la nañu waxtaan ak yéen ci activités yoo xam ne activité de développement la daal di daaneel ci lu gàtt loo xam ne parce que format yu mel nii dañ koy faral di def léegi bu soobee yàlla mais saa su ne dinañu jékki benn poñ ci mbirum actualité bu ko actualité laajee mun nañ ko gën a yaatal waaye dañuy fexe ba poñ bi ñuy jékki day xaw a méngoo ak lii nga xam ne moom la ñuy wax de manière générale pour mu bañ a niroog li tubaab bi wax di kokaalaan ñi wax ni ay fan ci gannaaw dañoo defoon benn live ci loolu la doore def naa gën saa gudd def na léegi ñetti semaine daa di annoncé ay programme yooyu ñu annoncé live boobu dafay moon rek ci annonce waaye ci diggante bi am na ci loo xam ne door nañ ko di ko appliquer am na loo xam ne ñu ngi ko doon togg di ko gën a defar di ko gën a yaatal kon baax na ñu ñëwaat taxaw li nga xam ne jot nañ ko cee def ñu xayma ko li nga xam ne ñu ngi ko doon togg pour mu pare ñu yéegal ko sénégalais yi ba wax leen fa ñu bëgg a jëm loola tax tey ñu woote activités yi nag boo leen tënkee ñoom ñëpp lañ ci doon jublu mooy réaliser le pacte qui nous lie au service de la citoyenneté et de la patrie c'est-à-dire pacte boo xam ne pacte bi nga xam ne moo ñu lié ñun ak sénégalais yi rawatina nag ndaw ñi parce que bëri na ci ñoo xam ne dañoo jàpp ni ndaw ñu bëri xaw ma nu mu toll léeg-léeg sax ñi bëri dañ lay interpeller ne dafa mel ni ndaw ñëpp yow la ñu àndal te ndaw mooy réew waaye boo jógee ci ndaw ñi mag ñi jigéen ñi ak les couches socio-professionnelles mooy ñi nekk ci càmm gi ci nekk ci mbay mi ñi nekk ci artisans yi ouvriers yi ñépp ñu seq ak ñoom loo xam ne saa su ne ñi ngi dajeek ñoom fii di leen recevoir di waxtaan ak ñoom di déglu seeni jàmbat ñu ne comme loolu am na dafa mel ni benn xeetu confiance boo xam ne lenn ci sénégalais yi te ma jàpp ni dafa mel ni dafa gën a di bëri ñemewu ma koo xayma nag ne lu ëpp ci sénégalais yi waaye dafa mel ni lenn ci sénégalais yi am nañu pacte de confiance boobu suñu digganteeg ñoom ñu ne nag comme nun dañoo fas yéene soppi nañuy defee politique ci Sénégal ñu ne kon est-ce que confiance boobu ñu am ñun suñu digganteeg sénégalais yu bëri est-ce que dafa war a doon rek benn confiance boo xam ni ñun vivier électoral rek dañ ko war a doye mooy nu ñuy sàmmanteeg moom nu ñuy naxanteeg ñoom ba élection bu jotee ñu sànnil ñu carte wala est-ce que loolu waruñoo xalaat naka lañ koy jëfandikoo ba mu doon luy jëriñ réew mi parce que élection
ab àpp la bu jotee nga def pré-campagne def campagne élection ba jeex na waaye boo amee ay milliers voire ay millions de personnes yoo xam ne sopp nañ la bugg nañ la wóolu nañ la di déglu sa xalaat lu xew ci réew mi ñu ne ah déggaguñ leen ci gindi leen ñu ñooñu bu dee leadership ngay woote dëgg kóolute googu ñu am ci yow da nga war a fexe ba utiliser li nga xam ne moom la tubaab di wax sa aura mooy influence bi nga am ci ñoom nga orienté ko nga jàppale leen orienté leen vers de bons comportements yoo xam ne day jëriñ réew mi jëriñ askan wi jëriñ leen ñoom ci seen bopp. looloo tax activités yi du activité bu ñu tàmmoon di gis ci politicien du tax activité bu ñu tàmm di gis ci politicien wala ci parti politique wala ci coalition de partis politiques ñu jàpp ni nag donte liy rôlu parti politique dëgg ni ko constitution bi tëggee mooy concourir à l'expression du suffrage essayer de conquérir le pouvoir et l'exercer jàpp nañ ni jamono ju ne nit ñi war nañu mun a xalaat ba loolu ñu dëppale ko ak ay réalité suñu réalité mooy lan mooy sénégalais yi sonn nañu sénégalais yi jaaxle nañu sénégalais ñi ngi dund loo xam ne mar d'Italie te nag munoo toog rek ba ñu dénk la réew nga doog a mën a nag xaaral ma commencer contribuer ci luy changer nekkinu sénégalais yi moo tax ñu xalaat ci yoo xam ne gëm nañ ni dina jëriñ réew mi waaye ci njëlbeen damay wax ni du loo xam ne ñun dañ cee am obligation de résultat li tubaab naan obligation de résultat mooy tembe lii il faut nga def ci lu toll nii parce que ñun faluñu ñu pour ñu def loolu joxuñu ñu budget Sénégal pour ñu def loolu joxuñu ñu administration Sénégal pour ñu def loolu joxuñu ñu diplomatie Sénégal pour ñu def loolu loolu ki ñu fal lañ koy jox ba pare am sañ-sañ nag ne ko gannaaw wóolu nañ la ba fal la jël suñu lépp teg sa loxo dañoo xaare ci yow nga def résultat kon ñun li ñuy def volontariat la bénévolat la dinañ ci def nag lépp lu ñu suñu kattan may mooy obligation de moyen mais amuñu ci parce que dama fa war a leer balaa ëllëg ñu naan waaw fan la mbir mi toll ñaata ngeen récolté ñaata ngeen nangam déedéet li ci ëpp solo mooy li tubaab di wax prêcher par l'exemple mooy dañoo bëgg rek ñun lii nga xam ne yàlla may nañu ko suñu digganteeg sénégalais yi ndaw ñi jigéen ñi mag ñi ouvrier yi artisan yi ñu njëkk a wane ñun exemple moo tax keroog bi ma koy annoncé dama leen ne kenn du ma jiitu ci tool ya kenn du ma jiitu ci don de sang ba parce que amaana nit koo xam ne fi mu toog bu gisee Ousmane Sonko ko def boo moytul su deful it xelam dina necc def kon li ñuy def ñun dafa laaj pour mu dem ñu boole suñuy volonté individuelle exprimer ko ci benn volonté commune mooy suñu pas-pas kenn ku nekk boo ko jëlee ñu dajale ko mu doon benn pas-pas bu yaatu bu global boo xam ne dépassé na cadre politique ci loo xam ne njëriñu réew mi kese la loolu moo ñu tax a jóg donc pacte de confiance de solidarité de citoyenneté et de patriotisme mooy la ñu bëgg a fasanteeg sénégalais yi ci activités yi may ñëw li ko war a lal mooy kóolute ñaareel bi mooy jàppante solidarité nga xam ne ki gën a néew doole ki ko ëpp doole du ko seetaan da koy jox loo xëcc ko ñetteel bi mooy citoyenneté mooy ñu jàpp ni dañu war a bokk ñun ñëpp ne li ñu bokk ñun ñëpp yàlla boole ñu ko kenn waru see njëkk kenn waru ko gën a bëgg kenn warul yaakaar ni am na ku ko ci ëpp responsabilité ci la koy defar ñetteel bi mooy patriotisme mooy bëgg sa réew patriotisme fu mu amul réew moom mu mënut a defaru lay différence su réew yi patriotisme kese la patriotisme moo lay may doo toj lu ñëpp bokk doo jël alal bu ñëpp bokk doo bale sa buntu kër sànni buntu kër jàmbur doo lekk banaana sànni ci mbedd mi doo dem signer ab contrat ak ay multinationales étrangères te xam ni lii baaxul ci réew mi
patriotisme boobu fu mu ñàkk rek réew moomu ci ndóol lay dëkk moo ñu dal. kon lii mooy li ma doon ubbee waxtaan bi ci kaw lool nag lañu jàpp ni am na yoo xam ne dañ ko war a def ci cadre action citoyenne muy luy jëriñ réew mi di jëriñ nit ñi. bu ci njëkk mooy joxe deret mooy loo xam ne yow mi koy def du la jaral walla du la wàññi dara. ñenn ñi sax nee nañu baax na ci santé parce que léeg-léeg mag ñi dañ daan gajju li ñuy wax gajj mooy suñu toogee tuuti dañuy ñëw ñu jël béjjén yooyu ak yooyu ñu dagg seen gannaaw daal di teg def taal dara dugal ci béjjén yi dugal muy ngàcc deret bi nga xam ne deret bu baaxul bi la loolu ci faju la bokk. nun nag xamatuñu ko man defe naa université Saint-Louis laa mujjee gajju waaye lu baax la. kon de temps en temps mu am luy génn sa yaram ci lu mel noonu de ñenn ñi sax nee nañ day yokk wér-gu-yaram kon loo xam ne yow du la wàññi dara te sa rakk sa mag sa jabar sa jëkkër sa baay sa ndey mun na nekk ci situation boo xam ne léegi ñu yóbbu ko fële ñu ne benn poche sang benn poche deret moo ko war a sauver ñu koy wër ci dëkk bi yépp mënuñu koo am ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ci ñu accident wala ñu am yenn feebar yi wala jigéen gu doon mattu deret gu bari génn ci yaramam ñu soxla ko remplacer ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu dem ci banque de sang ba gisuñu fa deret. kon loolu suñu toogee suñu jamono ji ba banque de sang yi di jooytu di yooxu di woote fu ne pour ñu jox leen deret kon am na problème ñu ne nag loolu war nañ cee mën a liggéey ba ñu lancé appel bi ñoo ngi sant yàlla parce que pacte de citoyenneté bi ma doon wax de confiance de solidarité et de patriotisme tey lañ koy commencé liggéey ak sénégalais ba ëllëg bu dee yàlla wóolu nañu ba ñu dénk ñu réew mi bëgguñu nekk xeetu dirigeant yoo xam ne dañuy aju ci kaw di defar ay programme yoo xam ne askan wi xamu ci dara di ut ay financement yoo xam ne askan wi xamu ci dara di leb à gauche à droite déedéet la ñuy bëgg a liggéey dañ koo bëgg a bañ koy concevoir bañ koy appliquer dañu bëgg sénégalais bu nekk yëg ci boppam ba boo ko nee jeune sénégalais bi dañu bëgg ngeen ñëw participer à des travaux d'intérêt général dañoo bëgg a tabax benn boucle benn périphérique ci ay tali yoo xam ne day wër Sénégal yépp sénégalais bu nekk na am fierté ne man année nangam bàyyi naa samay vacances dem joxe sama doole ci 100 kilomètres de route yi ñu tabax diggante Kanel ak Bakel sama doole def naa ko ci te loolu dama koo def ngir sama réew. loolu mooy renforcer patriotisme ba nit ki day sentir boppam ci réew mi loolu la ñuy expérimenter léegi bañ ko wootee it wax dëgg yàlla sénégalais dañoo génn uyu si. lii lu ñu jot démb rek la bi may programmer li jotaguma ko woon professeur Saliou Diop nga xam ne mooy directeur centre national de transfusion sanguine adressé ñu ko adressé wu ma ko nag ndax bien que sama tur la ko def waaye yéen sénégalais yi ñi jóg bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp dem raa ci centre de transfusion sanguine yéen la ko adressé ma tëble ci kaw remerciement ak yooyu mais nee na cette campagne a été un grand moment de sensibilisation et de recrutement de nouveaux donneurs de sang. Le CNTS a ainsi collecté 2879 dons de sang durant la période du 1er au 15 juin à Dakar. Vous avez contribué à réduire le déficit en produits sanguins dans nos hôpitaux, ce qui a permis de sauver de nombreuses vies humaines dans nos structures de santé. Nous osons espérer que cette campagne sera organisée annuellement et nous restons à votre disposition. ma koy yégal di ko yégal sénégalais ni ñun dañoo inscrire li ci suñu agenda mooy fas yéene nañu def ñetti campagne ci at wi mooy ñeenti weer wu ne parce que normalement joxe deret ñetti weer wu ne la bu dee góor bu dee jigéen nag ñeenti weer la ñu ne kon nañ ko tënk ci ñeenti weer yooyu
ñeenti weer wu ne dinañu organiser campagne sur tout le territoire national ñaax sénégalais yi ñu génn joxe deret te bu kenn jàpp ni nag mbirum Pastef la parce que deret googu ñuy joxe ku muy sauver ku dem militant gu APR la wala militant gu Idriss Seck la wala militant gu Khalifa Sall la wala militant gu keneen ak keneen wala sax bokkul ci kenn moo tax bañ koy def waa parti PUR génn nañu ñëw Géejawaay ci ñoom Alpha Ba joxe deret waa parti réew mi génn nañu dem Pikine joxe deret parce que du mbirum politique APR ak keneen ñépp war nañoo mën a ñëw joxe deret bokk ci duñu seet kii moo jël initiative ba wala kële moo ko jël wala kenn ku nekk kon bu dee da nga yaakaar ni mbubb politique la te am na ñu koy ñuy récolter politiquement mais kenn ku ne na lancer campagne am te joxe boppam ay moyens yu mu mobiliser sénégalais yi loolu nag sénégalais yi won ñu parce que toog woote ñu wuyu la toog sa micro ne génn leen joxe deret nit ñi génn ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax parce que soo jëlee statistiques yi lii professeur joxe loolu Dakar la te dafa dajale ñëpp mais ñun dañoo jël rek ñi nga xam ne ci ay militants Pastef yu génnoon dem joxe la biñ ko dajalee bu bésu démb bi on était à 3580 poches yu ñu joxe te sur les 45 départements 37 dem nañu joxe pour le moment kon ñu ngi sant yàlla bu ñu amee loolu waaye nag di ñaax autorités yi parce que bëri na fu ñu dem Daganaa ngi nii ba ñu demee ñi demoon joxe dañ leen ne poche de sang yi mënul jël ñëpp ñibbi leen ba beneen yoon boo ñëwee Géejawaay 190 poches de sang la ñu joxe te lu mat 300 personnes ñëwoon nañ di joxe ñu ne leen li fi nekk ci poche lii la mën a jël donc ñeneen ñi nañu dem ba beneen boo demee Kaffrine kazalika boo demee Birkilane noonu boo demee Ziguinchor noonu feneen ak feneen ñu bëri génn bu ko joxe deret ñu naan leen mënu leen joxe parce que poche yi dafa manqué yaa xay nañu xam lan mooy priorité ci réew mi poche de sang war nañ ko mën a commander ay millions nit ñi am ci ay stock di ko denc waaye citoyen bu jóg ne tey damay joxe ji deret pour sauver des vies waroo dem ñu naan la poche de sang newu fa kon suñuy gouvernant nañu xam lan mooy priorité yi doter les centres d'équipement et de capacité boo demee Thiès armoire yi fa ne pour réfrigérer sang bi 125 poches la mun a jël soo amee 250 300 personnes yu mun a joxe naka la ñuy def kon yooyu ñu ngi ñaax autorités yi ñu gën a mettre ñiy liggéey ci yii dans d'excellentes conditions ba ñu mun a doxal liggéey bi nañ ko war a doxale kon ñuy wax ni agenda bi dañ ko cee inscrire bis ni ki tey ñeenti weer yu ne dinañu def campagne te ba tey jii am na ñu doon joxe Fatick ak feneen campagne bi nu mu tuuti gëm naa ni dinañu am lu mat 5000 wala lu ko ëpp ci ay poches waaye suñu objectif mooy ñeenti weer yu ne ñu mën a joxe nu mu tuuti 10 000 poches de sang may profito di rendre hommage di jaale lenn ci suñu militants yi nga xam ne dafa joxe deret ñëpp gis nañ ko ñu teg ci ñeenti fan mu def accident fële Richard Toll Ahmed Fall yàlla moom bakkanam yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na yàlla fay ko ay jëfam te jéggal ko ay rëcc-rëccam ñaareelu programme bi nga xam ne bëgg naa ci waxtaan ak yéen mooy li ñu tuddee les week-ends citoyens ba léegi dafa dugg ci cadre boobu mooy jàpp nañ ni am na loo xam ne kenn warul toog di ko xaare ci nguur wala ci keneen ak keneen li jëm ci sa cadre de vie li jëm ci coowal plage yi ñu wax il faut ñu réapproprier wu suñuy plage li jëm ci lay defar sa santé ci wàllu tàggat sa yaram ak yeneen ñu ne kon dinañu lancer benn concept boo xam ne moo tudd les week-ends citoyens week-ends citoyens yooyu nag dañ cee am ay jubluwaay
dañoo am ay activités yu ñu ci bëgg a def ak ay séances de formation. activités yi mooy dinañu ñaax ñépp ñu génn defi sport commune par commune fu suñu gars yi nekk ndaw ñi nañu génn waaye nañu naxanteeg seeni wayjur ba génne leen benn yoon ci weer wi ñu am 3 heures de temps yoo xam ne ñi ko mën a saxal nag di ko def week-end bu ne dimanche bu ne baax na ba tey mais au moins benn yoon ci weer wi ñu def ko muy ànd nag ak set setal plage yi set setal yoon yi set setal quartier yi nettoyer for saleté yi ut ay bac à ordures am loo xam ne dañ koy defar ci suñu cadre de vie ñu bëgg ci boole nag ay activités yoo xam ne lu mel ni dem ci sëg yi di ko defar bay ko nettoyer ko surtout bu nawet bi di génn di jeex ak yu mel noonu waaye ñu ne dinañ ci boole ay activités de secourisme mooy naka la ñuy def ba dimbale koo xam ne dafa nekk ci loraange moo xam dafa lab ñu génne ko naka la ñuy def ba delloo ko noqeem ba du jaare foofu wala koo xam ne dafa accident nga tombe ci deret gi di tuur wala yu mel noonu naka ngay def premier geste yi bu soobee yàlla ñu ngi ci bëgg a liggéey ak ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu muy Croix-Rouge muy Croissant-Rouge muy association sénégalaise de secourisme ak ñeneen jël ay ndaw gannaaw bu ñu jëlee benn dimanche def ay exercice dem ca plage ba ñoom ñëpp ñu jox leen notion yooyu ba kenn ku ne di nga xam nooy taxawoo yu mel noonu boo ci tombee parce que léeg-léeg nga gis bakkan gu rot te pourtant am na geste bu ndaw boo xam ne bu ñu ko defoon rek sooy ko waaye bëgg nañ ci def it ay activités de reboisement parce que danger bi gën a garaaw ci en tout cas bokk na ci danger bi gën a garaaw yi guettee le Sénégal mooy tey désertification bi am boo jëlee carte Afrique di nga gis ni Afrique mooy continent bi ëpp désert ci àdduna lu jóge ci kaw le nord de l'Afrique ba ci digg bi Sénégal boo jëlee Sénégal jëlal map bi rek map bi Google bi boo xoolee ba ci Sénégal côté bi nekk ci kaw yépp dafa jaune lépp jaune nga ñëwaat ci digg Afrique booru Namibie ak ñoom seen di nga fa fekk ay désert donc benn bande bi ne ci digg bi rek moo verte ci Afrique nga comparé kook Asie lépp verte presque nga comparé kook Europe lépp verte nga comparé kook Amérique donte am nañu ay désert waaye le verte bëri na ñu ne kon war nañ cee mën a boole activité yu mel noonu bu jeune bu nekk jëlee engagement ni man dinaa jëmbat nangam ci ay garab di defe naa dinañu dekkilaat garab te garab bu amee air gu ñuy noyyi dina baax parce que garab mooy purifier air bi waaye garab bu amee taw dina ñëw te daw bu ñëwee nga mën a bay mën a atteindre sa autosuffisance alimentaire ak leneen ak leneen kon loolu mooy deuxième programme boo xam ne programme citoyen la troisième programme bi nag mooy li ñu tuddee woon ñun les vacances agricoles dañoo annoncé ni dañoo bëgg woo nit ñi rawatina ñi ndaw ñi nag ñu génn dem bay parce que ñun suñu programme politique dafa lalu ci li ñuy wax autonomisation nu ñuy def ba autonomiser ba nit ñi ñu jox leen ñu may leen ba ñu moom seen bopp parce que nit ku moomul boppam ci jafe-jafe lay dund ak ci ñu lay noot ak di la teg lu nekk autonomisation boobu nag mooy autonomisation des individus mooy nit ñi foofu lay commencer ensuite autonomisation des communautés boo gisee suñu programme politique ma bindoon ci ba ñu bindoon ci ba bind ci ne même li dox ci diggante diine ji ak état bi dañ ko bëgg a institutionnaliser parce que dañoo bëggoon créer situation boo xam ne même les communautés dañ leen di créer seen autonomisation seen autonomie waaye autonomisation collectivités locales yi muy mairie yi muy département yi moo tax am na schéma décentralisation bu ñuy liggéey actuellement naa ci ñëw su may daaneel parce que lii ñu yor nii du décentralisation amul benn collectivité locale boo xam ne am na autonomie fi mu toll nii pouvoir central bi moo lay téye xoj la mooy distribuer fonds de dotation nu mu ko neexee fonds d'équipement nu mu ko neexee bu ko defee da ngay gis ku ñu fal maire sax ci opposition bu ñu ci tegee tuuti mu ne maa ngi dem rejoindre parce que soo ànd la nguur gi duñ la jox dara
munoo am fiscalité boo moomal sa bopp ba mun a téye sa collectivité locale, munoo am capacité dem leb nu mu la neexee pour investir sa collectivité locale. Donc lii du décentralisation, nous sommes encore dans un état concentré. Alors ci cadre autonomisation boobu nag ci li jëm ci individu la ñu ne nañu lancer vacances agricoles bañ ko waxee bi ñu ko annoncé it ñu ngi sant yàlla kilifa yi woo nañ ñu de partout félicité ñu kilifa diine yi kilifa société civile yi waaye li ñu gën a yéem mooy militants yi ak sympathisants yi ni ñu jëlee projet bi dañ ko def seen affaire bopp ba man dama toog ba si yàgg ma ne man bi ma koy annoncé sóor moon dina demee nii ci jamono ji ñu toog di wax ak yéen amul fooy dem Sénégal te ndaw ñi newuñu di waajal wala commencé parce que nawet bi bokkul soo demee Casamance ma ngay taw déjà bis bu nekk ku seet réseaux sociaux yi yaa ngi gis Pastef Kédougou Pastef Tambacounda Pastef Ziguinchor Pastef Bignona Pastef nu mu tudd Kaffrine Pastef Saint-Louis Pastef fu nekk nit ñaa ngi defar superficie yi di waajal kon ñu ngi leen di féliciter ñoom it parce que ñun loolu lañ doon xaar ci ñoom te rapport boobu la ñu bëgg a am ak ñoom ni ma ko waxee léegi ba ëllëg bu ñu waree defar réew mi te ñu jox ñu matuwaay yu ñu ko defaree ñu mën a ànd ñun ñëpp defar réew mi. ñu gis ni tamit sénégalais yu bëri spontanément dañoo jóg woote ne ñun de am nañu suuf goo xam ne teg nañ ko seen loxo pour ngeen mën liggéey seen vacances agricoles su ma ko xaymaa léegi lii fi mu ne nii ëpp na lu 500 hectares yoo xam ne ay nit volontairement ñoo jóg 70 hectares à Saint-Louis 10 autres hectares à Saint-Louis 13 hectares à Bambali 50 hectares à Sédhiou 10 autres hectares à Sédhiou 27 hectares à Ziguinchor mun naa ko lim ba mu jeex spontanément sénégalais yu bëri jóg léeg-léeg ay famille entière ne ñun am nañu nangami hectares fii su ma jëlee exemple Saint-Louis dañoo jóg nañu 70 hectares a ngi nii ci wetu géej gi ci wetu ndox dex gi am li ñuy wax gravitaire mun ngeen fi def leen neex xëcc ndoxu dex gi te laaju ñu leen fukki dërëm tey militants yi dem nañu defar terrain bi ba ñu ngi waajal la ñu jàpp mooy projet bi daañ ci dellu moom dina wax aspect technique yi waaye lañ jàpp mooy bu nekk dina am luñ ciy def ren parce que projet bi ñu ngi ko fas yéene tàllal ci ñetti at du ci benn at kon lii ku ko am da ngay dellu sant yàlla parce que mënoon nañu woote kenn duñu ci fekk si du tee ñun dinañu def mais soo wootee ay milliers wu nit ay jeunes ñii itam am seeni projet ñëw ne ah man de yor naa sama projet waaye suufa ma manqué woon am naa financement am naa li ma war a soxla kon ñu mottali rek ci dimension yi ma doon wax mooy ni ma ko annoncé woon man mii sam bopp fii ak fan yu gàtt rek na commencé suñu tournée nationale boo xam ne zone yooyu yëpp ñuy def dara dinañu dem ànd fa ak ndaw ñi ànd fa ak jigéen ñi yendoo ak ñoom fanaan ak ñoom bayandoo ak ñoom mu doon en même temps ay camps yoo xam ne dinañ ci waxtaane ay formation yoo xam ne dañ ciy waxtaane ci loo xam ne day defar day former nit ci lu bëree bëri ni mu ko waxee rek citoyenneté bi bëgg nañ aussi échange boobu am mooy am na koo xam ne Sacré-Cœur la juddoo wala Médina musul bay dañuy def ay camps yoo xam ne suñ ko jëlee yóbbu ko Casamance mu dem def une semaine nekk ak nit ñi bay kooku dina doon expérience ci moom boo xam ne et peut-être sax mun na ko jox moom inspiration mu xam ni nekkte mbir mi peut-être man sama wërsëg fii la nekk ba moom mu intéressé ko tey am nañu ay grands propriétaires agricoles yoo xam ne mosuñu woon bay seen àdduna te tey seeni milliards ñu ngi koy amee ci mbay. ñaareel bi mooy di remercier di féliciter ñi nga xam ne jàpp li may wax la participation patriotique am na ab sénégalais par exemple bu tudd Modou Fall Thiam dëkk Daaru Muxti di jàmbaar trop defar ay machines yoo xam ne tey mën na dimbale nit ñi ci mbay mi trop ndax machine bi dina dina bay dina ji dina dekki
lépp dina ko def te lim ciy laaj nit ñi bëriwul ndax 500 000 francs lay jaay machine bi. ñu jàpp ni ñu mel noonu nguur gi da leen war a jàppale bu baax bu ñu seet fan la ñu bokk ci politique bu ñu fokk ndax mi ngi liggéey di liggéeyloo ay nit ñi liggéey ak moom yépp ay CAP la ñu am donc ñu am xaral la ci li ñuy def te bu ñu leen jàppalee tuuti boo moytul les premiers tracteurs made in Sénégal léegi mu am fii kon ñu ciy soññ nguur gi bu baax a baax a baax ñun fas yéenañ ci jël ci yi yóbbu ko ci tool yi nga xam ne dañ ciy yóbbu xale yi pour mu jàppale leen ci liggéey bi di rafetlu ay sénégalais yoo xam ne dañoo nekkoon bitim réew bàyyi seen lépp dellu si Modou am na ku ñuy wax Amadou Ba nekk Thiès ma ngi fay def 4 hectares ku ñuy wax Cheikhouna Bey Daaru Musti mi ngi def 12 hectares yoo xam ne céréales ak fourrage ak lépp Mouhamadou Moustapha Cissé mi nga xam ne dafa bokk Pastef Grand Est bu France mais di def agriculture Sédhiou joxe fa 10 hectares pour ñu def ko toolu Pastef ñu leen di gërëm également ci lii ñu def waaye di jàpp ni nguur gi parti boobu lay jagleel nguuru Macky Sall gis nañ ni bi ñu annoncé Birame wax na ko léegi ba sànq ba tey lu ne gis nañ ko fi commencé nañu li ñuy wax à grand renfort de public reportage ci Prodac yeeg dak yi façon public reportage bu ne gis nañ ko temps yi ñu dellu si waat fan yi wala barki démb ñu lancé li ñuy wax tekki ndaw ñi confinancé par l'État du Sénégal, la BAD et le FIDA à hauteur de 54 milliards ñu ne war na créer 150 000 emplois pour les jeunes. Conseil des ministres démb bi ñu ne président de la République jox na instruction ministre de l'économie et des finances pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour proroger le projet de pôle de développement de la Casamance dont la première phase vient d'être achevée. ñoo ngi xaar nag évaluation première phase bi ndax lu ñu ne woon 320 milliards la te ñun gisuñu lan lañ ci def dëgg Casamance xanaa balaa ngay dugal nouvelle phase nga évaluer li nga jotoon a def ba noppi. ñu tegaat ci il a par ailleurs indiqué au gouvernement l'urgence d'accélérer l'implantation de l'agropôle sud qui doit intensifier et optimiser le développement sectoriel des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. xam naa ni la Casamance moom temps yi moom enjeu bu rëy la moom waaye baax na ci ñu ne waat lii lépp ñu koy def ñu ne d'accord lu baax la waaye li ñu leen bëgg a xamal mooy ñun nous ne sommes pas leurs concurrents ñun concurrence wu ñu nguur gi de ku yor zéro budget ak ku yor 3700 milliards de budget bu ñu demee bay concurrencer nag am na ku war a xool boppam. am na ko war a xoolaat boppam bu baax nous on n'est pas dans la concurrence nous sommes dans l'activité citoyenne et de développement li ko Alpha waxee léegi lii su dee sotti na ba ñu inciter jeunes yi inciter jigéen ñi ba ñëpp génn defi mbay bu ñu nee atteindre nañ autosuffisance alimentaire Macky Sall moo koy def ci bilan am moo naan autosuffisance en riz bi ma leen waxoon ni 2017 ma andil leen ko boobu ba léegi mu të jot naa ko am kon. Nous ne sommes pas dans une situation de concurrence au contraire nous leur tendons la main ndax li ñu yor alalu réew mi la projet yi ñuy génne nañu fexe ba askan wi yëpp jot si ku ci war a jot si ñu bañ a def xàjj ak seen li ñuy def ci dund gi ñuy joxe ñu bëri suñ ñëwee ñu naan leen comme yow Sonko nga àndal demal ci Sonko mu jox la ceeb déedéet alalu askan wi la du alalu Macky Sall dërëmu Macky Sall newu ci. kon nañ ko jox waa askan wi ñi suñu nee bay ñiy bay ñëpp nañ leen jox lañ leen war a jox suñu nee càmm noonu suñu nee napp noonu ñu bàyyi parparloo bi ñun nekkuñu en concurrence et nous pensons que la ñuy def ñoom lañ koy defal seen bilan la ñuy jàppale pour mu rafet kon lañ leen di soññ ñoom mooy nañu anticiper sur la campagne de commercialisation. déjà fi mu toll nii tembe zone yu bëri ñu ngi ñuy woo ne ñu jiw gi mënuñu koo gis intrants yi mënuñu koo gis nee nañu yenn zones yi intrants yi dañ koo jaayaat ay commerçants tappale gi ñuy nekkee ci mbirum mbay mi te moom la ñu nekkee ci feneen ak feneen nañ ko ba waa askan wi sonn nañu
bu intrant jotee dégg ngeen coow lu am daaw assemblée nationale ku nekk naan sama quota parce que ci parti bi laa bokk. nekk ci parti bi daf laa jox droit bu ëpp paysan bi nekk Fongolé bi di bay depuis des décennies waroon jot intrant ñu ne ko duñ la jox intrant jël ay milliers de tonnes jox ko benn nit. nañu anticiper ci campagne bi parce que météo annoncé na ni nawet gi dina baax ren ñu ngi ñaan yàlla mu def ko waaye ñëpp xam nañ ni contexte corona bi boo moytul jafe-jafe dina am kon nañu jublu ci liggéey bi te bàyyi tappale bi jàppale producteurs yi li xew tey ci saalu darkase yi nga xam ne fële Casamance am nañu jafe-jafe pour commercialiser ko parce que corona ñëw na nañu fexe ba bu mu ñu dab ci campagne agricole bi ñu jëm suñu tournée yooyu nag dina doon occasion ñu waxtaanaat ak sénégalais yi zone bu nekk dinañu xool la fay ay jàmbat te mu am rapport ak lii boo demee tey Casamance problème barrage Afiñam baa nga fa nga xam ne defar nañ ko baaxul yàq nañ fa yàqeet ba tool mënatu faa am problème mu dagg garab yaa nga fa te état bi di seetaan boobu ba léegi te forêt bu amatul Casamance nag njaaxum la ci Sénégal suñu demee ci bassin arachidier bi problème mu suuf si nga xam ne commencé na sonn ak yenn yi ñuy utiliser problème mu commercialisation bi ak transformation bi nu ñuy def ba gerte ga ñuy bay ñu transformé ko fii moo gën ñu koy jaay chinois yi ñu yóbbu dañ ko fa waxtaanee boo demee ci vallée beeg ci Saint-Louis nañu waxtaan ci agro business bi nga xam ne dañuy jël ay milliers d'hectares jox ko ay étranger ñu ñëw produire la ñuy produire yëpp dañ koy génne réew mi lañ ca soxlawul wala li baaxul moom la ñuy delloo si waat ne jaay leen ko biir Sénégal donc dina am ay thématiques yoo xam ne dañ koy profité waxtaane ko parce que gëstu yi def nañ ko ci kon maa ngi daaneel ci poñ bi lancer un appel à tous les Sénégalais ne leen lii seen projet la kenn ku ne fa nga mëne mën nga ca def sa loxo dinañu lancer campagne fundraising ku am sa matériel andil matériel ku am sa koppar goo ci mën a def ak nu mu tuuti def ci waaye lii ñëpp la concerné ku ne fii ak ku ne bitim réew xam nañ nag jafe-jafe yi ne ci àdduna ndax jàngoro ji waaye lii suñu réew lañ koy defal ñun ñëpp Alpha wax na ko ñun soxlawuñ ci dara du dara lu ñuy jël delloo ko suñu bopp te bu lii jeexee dañuy continuer ci yeneen programme parce que wax na léegi apiculture ñu koy liggéey ak colonel Dembélé colonel à la retraite nga xam ne tey ci ñi seen xam-xam gën a màcc ci loolu la muy joxe formation gratuite pour les jeunes tey benn jeune bu amee ñeenti ruche rek ñeenti ruche yamb gi doo ko jox mu lekk jokkal mu naan te baax na ci gàncax gi ndax yamb gi mooy polliniser gàncax gi ñeenti ruche boo ko amee weer wu ne mun na la andil 175 000 francs ci loo xam ne goro yatoo programme horticulture mi ngi fii programme ostréiculture mi ngi fii yeneen ak yeneen yoo xam ne nañu doore ci lenn rek la ca des ñu ciy dem ndànk-ndànk mbokk yi ma daaneel ci actualité boo xam ne coow li bëri na mooy lépp lu jëm ci bët buñ ñu xoolee ñi nit ku ñuul ñun africain te lépp mi ngi soqe ko wala mi ngi doore ca keroog bu ñu jàppee ay africain parce que africain rek lañu fii lañu leen jëlee woon seeni maamaat dugal leen ci ay gaal ci condition yu métti yóbbu leen waaye di leen rey ci anam goo xam ne kenn rafetlu ko ñu waxoon ci tuuti ci jamono yële passé waaye gannaaw bu ñu ko naqarloo comme ñëpp dañuy wax ni naqarlu bi warul doon li tubaab bi wax indignation sélective àdduna ni muy naqarloo yooyu la waroon naqarloo bu ñu boomee ay africain Mali wala Nigéria wala ñu jàpp ay africain Libye di leen jaay comme kuy jaay xar yooyor noonu la àdduna waroon a yéemu ci ay africain yoo xam ne ñi ngi coono gi ñu daj moo sax ñuy dugg ci ay gaal ñu bañ ne duñ leen ubbil ay frontières ba ñuy lab ci géej gi waaye ñu bàyyi xel tamit ni man dama ci koo xam ne bu ma dara dalee balaa may xool keneen lu ma def dama naan man lan laa def ba lii dal ma wala lan laa ñàkk a def ba lii dal ma mooy nañu dellu ci suñu responsabilité individuelle autonomisation boobu ma doon wax
dafa commencé ci individu bi nit ki dem ci collectivité bi dem ci état bi daal di continuer dem ci Afrique autonomisation Afrique li tax tey Afrique doon continent bi gën a ndóol ci àdduna tey la def ci richesse yoo xam ne amul feneen ci àdduna parce que racisme foo ko gis dafay ànd ak xeebaate te xeebaate bi lu koy andi mooy li olof naan uude ni mu la gisee la wële ba ci ñun sax suñuy diggante léeg-léeg xeebaate bi am mooy bu ñu nee diw ci waaso bii la bokk man duma jaxasoo ak moom dafa fekk yorul milliard ndax nit la bokk ci waaso gii yor ay milliards kër gu mu dugg fëgg ne may leen ma jabar ñu may ko kon suñu dellusee ci suñu bopp racisme tubaab yi dañ koo commencé woon ci xeet yépp xeet bu dul tubaab seen diggante ñoom seen bopp dafa am racisme soo seetee les germaniques li ñuy wooye ñoom seen walxaxa walala noonu la tudd seen walala boobu ñoom dañoo jàpp ni les européens yi nga xam ne méditerranée la français ak italiens yi c'est des sous-hommes soo demee ci américains yi am na rapport yoo xam ne bañ ko defee ba noppi dañu ne ñi gën a kawe mooy américain anglo-saxon yi après germanique yi topp ci ainsi de suite boolewuñu sax français parce que nee nañu ñooñu ñi nekk ci sud méditerranée ay deret nit ku ñuul lañu am parce que nit ku ñuul bi traversé woon jóge Afrique dem foofu mooy seen maam waaye boo xoolee processus bi ñoom dañoo dem ba seen scientifique yi bugg ko utal explication scientifique ñu dem di étudier par exemple crâne humain nekk soo seetee crâne africain nga dëppale ko crâne européen crâne tubaab morphologie bi ngay gis mooy crâne bi ni mu mel dafa wane ni africain moo gën a néew xelam dafa sëgg par rapport ak européen waaye bañ koy def dañ ne woon africain ak nit bu jaune mooy chinois ak japonais ak indien ak nangam moo tax professeur Cheikh Anta Diop bi mu ñëwee loolu la njëkk a dindi fii dafa njëkk a dindi complexe boobu wane li ñuy wax yépp amul waaye li ma gën a neex ci c'est pas l'aspect scientifique du ma ci dugg di wax waaye li ma gën a neex ci conclusion am mooy ñeneen ñi ba ñu demee ba commencer rattraper seen retard kenn xeebatu leen tey Europe seen débat yépp jàppal France 24 jàppal fu la neex seen débat yépp la Chine parce que Chine moo leen tere nelaw fii ci téere bii Cheikh Anta Diop civilisation ou barbarie boo demee ci page 88 dafa ne maintenant que les jaunes en particulier les japonais font leur preuve dans l'ordre scientifique malgré la prétendue infériorité de leur mensuration crânienne, le racisme dans cette direction tend à devenir insipide. C'est pour cela qu'il prend de plus en plus un caractère bipolaire, nègre, blanc. Au dernier conseil de cabinet de juillet 1979, le gouvernement français s'est assigné comme objectif de rattraper le Japon. Kon, imaginez cette Afrique tey bu nekkoon une puissance mondiale kenn dootuñu xeeb kon suñu dirigeants yi ñu bàyyi fii ñu yor suñuy réew ci anam goo xam ne mara day taali jaay réew mi jaay ressources naturelles yi séddoo ak sa famille signé lu baaxul ci réew mi suñu dirigeants yooyu ñu yor suñuy réew nañ ko yoree ba jamono ji ñu toll problème boobu la ñu war a njëkk a régler parce que li ma gëm man mooy la puissance du XXIe siècle ce n'est ni la Chine ni l'Amérique, la puissance du XXIe siècle c'est l'Afrique te ci fan yu néew en tout cas ci jamono ji ñëw téere gi may bind parce que ñu ngi bind ñaari téere benn bi vision africaine la benn bi c'est la décentralisation lépp dellu ci autonomisation boobu may wax dinañ ko démontrer ni Afrique à l'horizon 2065 mën na doon sinon la première puissance l'une des premières puissances bañ ko defee nii ñu respecté tey chinois respecté ko japonais respecté ko indien te bu njëkk ba respecté wuñu leen woon defe naa nu ko rawee la ñuy respecté kon nañu delloo mbir mi ci ñun te bañit foofu lay daanelee nañu moytu manipulation parce que indignation c'est bon mais question yi ñu war a posé wu mooy subitement rek
àdduna bi yépp ci jamono boo xam ne dañu ne woon ab feebar bu doy waar a ngi fi ba ñu ne ñépp nañ leen confiner Amérique fay débat bi est-ce que dañuy déconfiner wala du ñu déconfiner jeexagul mais subitement toutes les manifestations sont autorisées toutes les manifestations ba ay Tunisie ay Hong Kong ay fépp on manifeste pour le nègre dama ne la dignité du nègre se réglera par les nègres quand ils prendront conscience de leur responsabilité par rapport à leur propre histoire te mu laaj ñu remonter ci ñun ñooy kan depuis l'Égypte antique en passant par l'époque médiévale bés bu ñu ko defee dootuñu soxla ñu naan dañuy manifester la waaye li tax ma ne nañu moytu mooy dañu nekk ci contexte boo xam ne ñii bëgg a dugal nouvel ordre mondial jaar nañu fu ne mu dëgër fu ne même affaire corona bi jaar nañ fa andi ñu coowul vaccin bi ñu xamee ni africains yi dañu nangu vaccin alors que suñuy président yenn suñuy président ñoom nangu woon nañ ko ba noppi parce que président bu taxaw naan la nouvel ordre mondial rek mi ngi ci système u gars yi am na lu ñu bëgg fexe ba dugal ko ci li nga xam ne moo leen di gêner ci liy capacité Afrique rawatina nag croissance beeg jeunesse population beeg yeneen ak yeneen kon ñooñu bu dee jaar nañ fu ne mu dëgër lii am ñu daal di créer benn dynamique boo xam ne pour créer un choc mondial benn kaw mondial jaare foofu nag ne il faut ñu dugal li ñuy dugal nañu tey bu ñu kenn manipuler yàgg nañoo souffrir jaar nañu ci traite négrière jaar nañu ci colonisation ñu ngi ci néocolonisation nañu dellu siwaat suñu bopp liggéey lu ñu war a liggéey moom suñu bopp defar li ñu war a defar bu boobaa kenn dootuñu yëpp waaye lépp lu ñu la wax lu weesu loolu rek am na leneen loo xam ne ñu ngi ko ciy essayé laxas te nañ ci dellu si ci beneen waxtaan may wax nag pour daaneel ni loolu ñuy liggéey delloo si le vrai type de sénégalais le vrai type d'africain parce que ñun soxlawuñu un nouveau type de sénégalais ñun on veut le vrai type de sénégalais le vrai type de sénégalais mooy maam ak maamaat ni ñu meloon jom fulla fit kàddu nga respecté ko gëm sa ñaq liggéey xam ni alal dañ koy liggéey kenn du ko lijjanti loolu ay valeurs yu fi nekkoon nag nañ ko dekkil parce que lii xew nii du lu mës a nekk fii dañuy faral di wax suñuy maam ceddo sax ñoo ñu tane ñun te ñuy wootewu ñun ñu bari ci ñun ñuy wootewu ñu am gëm-gëm parce que ki nga xam ne su daan dem xare xam ni sama bakkan da ciy rot parce que ñooñu ñu ëpp doole mu jël suuf def ko ci tubayam parce que gàcce la ci moom mu daw kooku dafa am lu mu gëmoon kon le vrai type de sénégalais il faut ñu delloosi ko te buñ ko delloosee mooy le vrai type d'africain ci diir bu gàtt mën nañu def lu ëpp raw suñu rattraper suñu retard ba jiitu ci àdduna te man dama gëm ni lu mën a nekk la kon lii mooy li ñu bëggoon waxtaan ci lu gàtt di gërëm ñépp di wax ni jotaay yu mel ni dinañu faral di ko def dinañu évaluer à chaque moment waaye di delloo suñu mbokk journalistes yi bu dee ci lii ñu waxtaan dañoo am luñ ciy laaj wala luñ ciy leerlu wala yu mel noonu ñu laaj ko ñu tontu leen yeewi ñëpp parce que guddi na bismillah. waaw
da nga laaj ñaari laaj bu njëkk bi mooy yoon yeeg yu mel noonu yu tuddee ay nit ñoo xam ne dañ ñoo nootoon suñuy bureau lañu xam nga lu tubaab bi wax bureau man su ma déggee ay soi-disant communicateur ou historien naan dañuy tagg ab tubaab parce que def na fi koo xam ne dafa ñëw nangu sa réew noot la nangu sa liberté ku wax mu dóor ku wax mu rey ku wax mu jël la génne la réew mi kooku mënul doon ku ñuy célébrer ci réew mi te ñoom du ñu célébrer pourtant ci suñu kaw la ñu toog boobu ba léegi ba tey sax ñu ngi toog suñu kaw di ñu ŋàcc bi leen Allemagne jàppee duma leen ba ñuy bëgg a dee dañoo ñëw jël suñuy maam ñu dem xeexi ba ñooñu ñibbisee ñu yóbbu leen caaro yi jël tubaab fay ko 1000 jël ñooñu ne leen 50 ans lay fay ñooñu ne d'accord ñu boom leen assassinat la rangale leen dóor leen ay fetal kon su nit ñi naan way on a une histoire avec la France c'est quelle histoire boo xam ne dañ jàpp say maam jaay traite négrière lu mat plus de 25 millions d'Africains génne nañ leen fii ci jamono jooju dans des conditions yoo xam ne kenn xamul ñu bëri dee ci géej gi dee feneen te ba léegi nag bëgguñu taxaw reconnaître ko le plus grand crime de l'humanité ñun africains ñu sàggan ba ñemewuñu koo wax tey yahud yi de ku tudd seen choix boobu tey ku tudd seen choix ñu tëj la kaso ku ne sax est-ce que loolu amoon na ñu tëj la kaso waaye tey ñoom ba léegi bëgguñoo toog reconnaître ni c'est un crime mais mieux encore nous Africains on doit exiger le dédommagement c'est vrai que kenn mënu koo dédommager waaye dañ ñu ko war a dédommager parce que préjudice moral bi mënoo ko dédommager kon il faut ñu décomplexe Sénégal mooy foo xam ne soo dee acteur politique soo nee d'accord ma ci français fa sax gars yi woo la non bul wax waxu France non dañ lay yàqal mais c'est n'importe quoi cette colonisation mentale député assemblée nationale France ñeme taxaw France ne man français fa bi li laa ci xalaat suñu digganteeg Sénégal li laa ci xalaat yow soo nee suñu digganteeg France d'accord ma ci lii mais c'est extraordinaire loolu nag dina jeex xam nga sama campagne électorale sama étape Saint-Louis sama meeting Saint-Louis dama taxaw ne buñ ma wóoloo ba dénk ma réew mi statut bii dinaa ko fi jëlee def fi bu Cheikh Amadou Bamba wala bu keneen koo xam ne am na lu mu représenté ci réew mi image yaa ngi fi mun nga dugal léegi YouTube il n'est pas admissible qu'on ait des rues yu ñuy tuddee fii ay Jules Ferry ay xawma ville d'ailleurs tout ah Général de Gaulle Vincent Thiong xawma la nag mais ñun ana suñu nit ñu baax ab war ñu am réew bu tudd Arfan Bessir Sonko sama maam nga xam ne def na lu bëri fële buluf kon nañu bàyyi yooyu et waruñu woon toog fa su ma gisee ñu naan am na ñu ne dañ koy déboulonné ñu envoyé l'armée ñu ne dañuy dem taxawal statut fédéral ak li mu def suñuy maam ñu naan dañuy dem protéger statut c'est du n'importe bon si yooyu su ma ciy wax sax xol mën na jóg mais bu dee ñun de yàlla dénk nañu réew mi première semaine bi dootul am yoon buy tudd lu dul turu sénégalais wala africain Julius Nyerere Thomas Sankara Cheikh Anta Diop et cetera waaye tur yooyu du fi am wax nga affaire Bati Plus d'abord soxna si boo seetee de plus en plus wala de moins en moins di ngeen ma dégg ci mbirum scandale xam nga ndax lan dama jàpp ni man amatuma lu may prouver ci ay scandale juróom benni at ma ne ci scandale yi di révéler dem naa ba yenn Sénégalais dañ naan moom lu mu xam wax ko ñii naan du homme d'état ba ci lan ñu ngi sàcc alalu réew mi nga ne homme d'état laa duma ci wax ñi ngi lor askan wi nga ne homme d'état la du ma wax kooku mooy lépp sauf homme d'état noppi gu bëri bii ngay gis yépp c'est que gars yi dañuy jàppante yenn saa yi bu ko defee dañ naan soo ma waxalee ma waxal la wala ba ma waxalee ma tëj la ndax maa yor nguur gi man mun nga ma waxal mais doo ma tëj
dama ne ku gis lu dul yoon luy yàq ci réew mi da ngay taxaw ne lii mi ngi yàq su dee lu moo nar a tee nit nekk homme d'état yàlla bu ma ko mës a def parce que complicité la nit ñaa ngi dee ci hôpitaux yi nit ñaa ngi accouché di dee jeunes yi amuñu liggéey réew mi foo laal dafa métti benn groupe rek toog di def lu leen neex milliards yi di jaar fu ne ñu ne kenn du ci tudd loolu nag ñun du ñu fi defee noonu mais dama jàpp ni ñun egg nañu foo xam ne suñu parti day continuer dénoncer am na yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey bu ñoree dinañ dénoncer waaye léegi ñoom Birame ñu ngi fii sama lieutenant yi ñoom Bassirou Diomaye ak ñeneen ak ñeneen man damay jublu ci yii ma wax nii ak di xalaat di bind ay téere ci li war a yóbbu réew mi ak Afrique wax ak sénégalais yi programme ak gis-gis teewul saa su ko jaree rek naa ko wax ndax assemblée moom saa yi ma fa taxawee la ma war a wax dinaa ko wax foofu boole koog nag dossier Bati Plus la ca ëpp dossier privé la dossier wu détournement ci biir entreprise dossier privé la bu dee am na lu ci war a doon dossier public xam nga lan la mooy su dee alal dafa génn te jaarewul fi mu war a jaar en espèce lañ ko doon génne déclaré wuñu ko nekkul ci seen bilan ça veut dire que lañ ca waroon fay ci impôt fayuñu ko ci peut-être aspect boobu mooy doon aspect public bu amee yeneen nag dossier bu nekk justice ñu koy instruire justice lan laa ci toog di wax loo xam ne maîtriser wu ma ko mais dama bëgg a wax sénégalais yi nii dossier yu gën a garaaw Bati Plus téeméeri junni yoon parce que fii ay 2 milliards xam nga 4 milliards la ñuy wax 94 milliards yi ñu sàcc fii ci réew mi ñu tudd ko te loolu di xaalisu sénégalais yi du xaalisu privé de du entreprise te tey bëri na ku yor làmmiñam di yóoxu 94 milliards yooyu gars yi moom lañ joxoon xaalis muy bind naan loolu amut ba rapportu OFNAC génn ne 94 milliards yu am la te lu gën a garaaw a ngi ci parce que yeneen 28 dossiers ñi ngi ci kon mat na ay centaines de milliards ci loo xam ne suñu alal la waaye am na ay nit yoo xam ne tey il joue au grand justicier ñi nga woon foofu di défendre Tahirou Sarr ak keneen ak keneen ak keneen kon du loo xam ne kiiwul ñëpp a ngi ciy wax dossier bi ñëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla man toll naa foo xam ne am na leneen lu may toppatoo léegi loo xam ne du ma ci du ma dugg ci yenn détails yu demee noonu je crois que dossier justice la ay chroniqueur def nañ ci ay chronique wax lan la procureur wax lan moo nekk ci réquisitoire bi Sénégal yëpp xam nañ ñu ci ne kon mun nañ cee bañ a yokk dara xaw ma ndax am na beneen laaj su lu ko may ñu waaw maa ngi daaneel ci lancer un appel di ko lancer Macky Sall Macky Sall dafa war a xam ni réew munoo dëkk ci sama njaboot ak lu ñu munti def naa leen làq sama gannaaw waaye jàpp ñeneen ñoo xam ne defuñu dara lu ay nga leen di faagagal ba seen bakkan nag cee rot Macky Sall na libéré Abdou Karim Gueye bàyyi leen nit ñi julli ajjuma ci nit koo xam ne dafa feebar jarul nga koy tëj ba bakkanam nag cee lor ci boobu jamono ñu fi luubal ay milliards kenn woowu leen waaye ñi ñu jàppoon sax ñuy luxus xaalis yaa ngi leen di libéré loolu du yoon Macky Sall na xam ni àdduna du nii na libéré doomu jàmbur ji dafa am problème mu wér-gu-yaram ñëpp gis nañu dañ ko mujjoon évacuer ñun ñii dañoo cotiser dajale pour ñu jàppale ko yóbbu ko mu dem faju Allemagne su ko téyee ci kaso bi nag ba bakkanam rot fa moom moo ko assassiné damay wax lu leer na libéré doomu jàmbur ji wasalaam